auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu bëgg waxtaan ak yéen si di woon pose première pierre bu jumaa Njaaréem. xam na ni Sëñ Tuubaa mi ngi ñëw Njaaréem ñu koy wax Diourbel le 13 janvier 1912 mu jógee Thièyène Jolof ñu dëkkal ko wetu kër commandant de cercle bi boobu wetu kër commandant de cercle bi mi ngi dëkkoon fii école régionale bi nekk côté boobu la commandant cercle bi dëkkoon Sëñ Tuubaa ñu dëkkal ko fi école régionale Diourbel bi nekk foofu la Sëñ Tuubaa dëkkoon yàlla def Sëñ Tuubaa nekk na fa at li gën a wóor mooy Sëñ Tuubaa nekk na fa at ñii neen 13 mois ñii neen 14 mois mais wóor te wóor mooy at yi moom def na ko fa 1 an bi li tax Sëñ Tuubaa jóge foofu laata ñuy ñëw ak yéen si pose première pierre bi Sëñ Tuubaa bi mu nekkee foofu kii di soxna commandant de cercle bi moom moo sàkk woon si borom këram commandant de cercle bi pour ñu jëlee fa sëñ bi parce que sëñ bi y avait le monde ba nga xam ne dañ doon ñëw di ko fa seet chaque jour ñu bokk ñu taalibe yi dañ fa doon ñëw ñi fees fa dell soxna si dem ba ragal affaire problème insécurité soxna si ni nañ déplacé sëñ bi boobu sëñ bi def na fa at sëñ bi jógee foofu si lay doogee ñëw fii mu nekk en 1913 si lay signé sëñ bi nekkee fii kër gu mag moo fa njëkk laata jumaa ji di taxaw kër gu mag moo fa njëkk Sëñ Tuubaa nekk na si kër gu mag boobu noonu 6 ans après Sëñ Tuubaa doog a woolu Cheikh Issa Diène fekk terrain fii nii nga xam ni mooy jumaa Njaaréem foofu tool la woon ba nga xam ni toolu ñàmbi la woon Sëñ Tuubaa si la wooyoo Cheikh Issa Diène ni ko dama bëgg fii nii dama koo bëgg jënd Cheikh Issa Diène dox loola tool boobu noonu loolu wér na tool boobu noonu ku ñuy wax Maysa Njaay moomoon te tool boobu noonu Sëñ Tuubaa moo délégué Cheikh Issa Diène jënd ko mi ngi ko jëndee 200 si xaalisu ngurtu Cheikh Issa Diène si la jëndee terrain si ku ñuy wax Maysa Njaay si limu 200 francs 200 maanaam ci xaalisu ngurtu ba ñu def loolu mi ngi dëppoog si le 22 mai 1917 boo demee si acte de vente bi parce que bu ñu demee def vente beeg yëpp dañoo dem kër commandant bi fan lañu defaree acte de vente bi Sëñ Tuubaa si la Cheikh Issa Diène ànd rek soxna sëñ Maysa Njaay boobu ñu dem def acte de vente bi c'était le 22 mai 1917 bu ñu jëndee terrain bi Sëñ Tuubaa am autorisation de construction loolu yëpp mi ngi fi boo amee aussi autorisation de construction loolu lépp si ndigalu Sëñ Mbàkke Buso la woon comme Sëñ Mbàkke Buso ni mu ko defee fee si jumaay Tuubaa noonu la ko defaatee fii bii sax moo jiitu si jumaa Njaaréem bi yàlla defee loolu ba pare ñu commencé gas bi le 1917 boo demee si Irwaar Ndadim Sëñ Lamin Jóob Dagana indi na ko fa parce que ñu ngi commencé gas jumaay Njaaréem bi fondation beeg yooyu ñu ngi ko gas 1917 bu ñu ko gasee 1917 mais tàmbaliwuñu liggéey bi dañu bàyyi ba 1917 dañuy ba le 11 mars 1918 la liggéey bi tàmbali le 11 mars 1918 la sëñ bi def pose première pierre bi sëñ bi Lamin Jóob Dagana indi na ko si la àndal sëñ Matar Bintaloo mais pour ay leeral rek que ni liggéey boobu noonu Cheikh Issa Diène moom moo yoroon liggéey bi moom moo doon chef de chantier bi Sëñ Tuubaa liggéey bi si loxoom la ko tegoon Cheikh Issa Diène bañ si noppee Sëñ Balla Faali Dieng moom moo doon trésorier bi lépp lu woon wàllu xaalis Sëñ Balla Faali Dieng moom moo yoroon loolu Sëñ Balla Faali Dieng maanaam wàllu addiye si mbàkki yi Sëñ Mandumbe moo yoroon lépp lu doon addiye képp ku sant Mbàkke Sëñ Mandumbe nga doon jox addiye yooyu moom moo doon récupérer loolu Sëñ Mor Absalo moo doon récupérer lépp luy addiyee lu jëm si taalibe yi kon ñeenti jëwriñ ñi nga xam ni ñoom ñoo doon jëwriñu jumaa Njaaréem bi Sëñ Tuubaa ñooñu la tegoon seen loxo la tegoon liggéey bi yàlla def ba 11 Sëñ Lamin Jóob Dagana indi nag si Irwaar Ndadim ba 11 mars 1918 si la Sëñ Tuubaa teg xeet bi njëkk parce que boobu dañoo gas ba pare si guddi bi dimanche dañoo gas ba ñu gasee ba pare Sëñ Lamin Jóob Dagana nee na si wax na ko si Irwaar Ndadim nee na bokk naa si ñu doon gas ñi ba ñu gasee Sëñ Lamin Jóob Dagana nee na bés boobu noonu man fa si laa bokkoon
ci laa bokkoon bi ñu gasee foofu ba pare bi ñu gasee foofu noonu ba pare pour fondation bi xam ne ku ne xam na ni ku ne xam na ni ginnaaw laata ñuy def léegi foog ñu gasal ka ay pieds pour ñu mën a def semis waaw loolu nag day xóot bi ñu gasee loolu ba pare gas bi dafa xóot te sëñ bi ala kulli aal foog moo ñëw def pose première pierre bi si la benn taalibe Cheikh Issa Diène bu ñuy wax sëñ Mor Dieng moom moo daajal sëñ bi échelle ñu sëppal ko buñ ko sëppalee sëñ bi wàcc bi mu wàccee ñeneen ñi doog si topp wàcc foofu noonu si la wàccee ñeneen ñi doog si lu mel ni Cheikh Issa Diène sëñ Matar Bintaloo ak ñeneen ak ñeneen ñi si tot ñëpp bi sëñ bi ñëwee tubaab bi ñoom ñi ngi taxaw parce que Cheikh Issa Diène moo doon chef de chantier bi mais moom yorul woon technique beeg yooyu am na beneen tubaab bu yoroon technique beeg boobu si lañ ñëwee bi ñu wàccee sëñ ba mu wàccee mu teg xeer bi ba mu tegee xeer bi ne ni wax sëñ Malim Diop Dagana ne indi na ni sëñ bi def ne basmala la wax bismillahi rahmaani rahim moom la teg bu mu koy waxee teg mu jàng laay boobu xam ne sunu maam Ibrahima ba muy teg xeeru Kaaba ga moom la tegoon ba pare mu doog a mu teg xeer bi teg ci tax ciment la jiital neen si Matar Bintaloo moo ko jox tureel bi ba pare yor ndab lu def li ciment bi ñu jaxase bi mélange bi sëñ bi ci ba si loxo yu teddem def jëlaat ñu jox ko birig bi mu teg birig bi bu mu tegee birig bi loolu yëpp suñu lim jóg dagg na indi nag si irwaayu na dem bu mu tegee birig bi mu jëlaat tureel bi dóoraat nee na mu dóoraat si kaw birig bi suñ ma lim jóg dagg na leeral na loolu suñ ma lim jóg dagg na leeral na loolu kon inauguration yu juma pose première prière juma Njaaréem nii la demee Sëñ Tuubaa moo ko teg si loxo si yu sellam te pax moomu noonu lu wér la waaw pax moomu noonu lu wér la parce que loolu dañ ko gas suñ ma leen jóg danga ne leeral na loolu ni Sëñ Tuubaa dañ ko wàccal échelle ñëpp xam ne échelle boobu noonu nañ ko si yóoral téel ko échelle bi mu wàcc si kàmb googu pour mën a teg def lii di pose première pierre bi échelle boobu noonu ku ñuy wax sëñ Mor Dieng taalibe bi sëñ Cheikh Issa Diène la moom moo ko taajal échelle bi yàlla def si bi sëñ Tuubaa paree nag ba def pose première pierre boobu ba pare sëñ bi dafa randu sëñ Tuubaa dafa randu lu mel ni dafa randuwaat tuuti sëñ mu leen jóg daal indi na ko dafa randuwaat tuuti mais muy randoo daal di fay julli ñaari rakk fa randu julli fa ñaari rakk waaw loolu moom mooy li nga xam ni sëñ ma leen jóg daal indi na ko si irwaayu nabi si wàllu maanaam pose première pierre boobu nga xam ni mooy jumaa Njaaréem bi te ba tey boo duggee si jumaa Njaaréem bi maanaam am na benn poto ba nga xam ni poto boobu noonu Sëñ Tuubaa foofu la defoon pierre brique bu mu njëkkoon bi teg foofu la ko teg boo duggee si biir jumaa Njaaréem bi mag ñi dañ naan ne poto bii la Sëñ Tuubaa bii la njëkk a teg poto boobu lañu yëkkati poto boobu sax defoon nañ ko xàmmee ma am lu ñu bëgg a leeral que ni si pose première pierre boobu léeg-léeg damay dégg ñu ne ñii ni wax 9 avril mais ba nii boo demee Njaaréem 11 mars boobu moom la ñuy màggal ba si 100 ans yi jàpp 1918 11 mars boobu noonu nañuy si yooru 11 mars maanaam ay 11 heures sëñ ba lim jóg daal na lu ko indee si yoor boobu la ko la ko Sëñ Tuubaa def loolu di pose première pierre waaw kon loolu leer na moo tax 9 avril boobu jaaxal na ma du ma ko dàq sa net waaye jaaxal na ma loolu ndax 11 mars boobu la Sëñ Tuubaa moom la ñuy màggal Njaaréem ba 2018 bii sax moo doon 100 ans 2018 bii moo doon 100 ans kon loolu moom mooy histoire jumaa Njaaréem waaw histoire jumaa Njaaréem noonu la demee Sëñ Tuubaa fële la njëkkoon nekk fii école régionale bi nekk raison yi tax mu jógee fa comme ni mu leen koy expliqué léegi soxna si tubaab bi moom moo ragaloon ndax nit ñi ni ñoon seeti Sëñ Tuubaa moo tax ñu jëlee ko fa Sëñ Tuubaa def na fa at ñu jëlee ko fa indi ko jumaa Njaaréem mu ñëw Njaaréem 1913 bu mu ñëwee Njaaréem 1913 yàlla def comme ni ma leen expliqué léegi 1913 6 ans après si la sàkk jumaa jooju noonu
si la jënd terrain boobu toolu ñambi la woon keneen moo ko moomoon kooku moo ko jaay Sëñ Tuubaa. acte de vente boobu c'était le 22 mai 1917 parce que acte de vente bi boo demee loolu moom moo fa nekk ñu tàmbali gas mi 1917 bu ñu tàmbalee gas mi nag jël na temps 1917 boobu nag ñuy dem ba 11 mars 1918 la ñu tàmbali nag la Sëñ Tuubaa def pose première pierre bi ànd toog jëwriñ yi comme ni ma leen di expliqué lépp sëñ Mor Abselo sëñ Balla Faali Dieng sëñ Manoumbe Mbacke Cheikh Issa Dieng ñii ñoo doon jëwriñ ñi nga xam ne ñoo yoroon liggéey bi kon pose première pierre boobu noonu la demee salaamaaleykum wa rahmatulah taala baraka